jërë ngeen jëf tey jii dañuy wax jëme ci mbiri politique ak présidentielle yi ñu jëm mu mel ne ñi nekk ci géopolitique bi seen yaram dafa tàng mel ne ku jëfru nag xer gi ñu wane ci élection yi jëm élection yi jëm nag li lay wan ni politiciens ñu bari ànduñu seen sago mooy ñenn ñi doon ànd ak Abdoulaye Wade ñi ci mel ne ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye Pape Samba Mboup ak ñeneen ñi fi def conférence de presse dingat Abdoulaye Wade yëkkati lu mel ne xamee teg ci doomam ay secret d'état sax ñu génnee ko ku ci mel ne Souleymane Ndéné Ndiaye lépp pour neexal président Macky Sall lépp ngir layal jóge gi ñu jóge ci wetu Abdoulaye Wade dem di jàppale Macky Sall kenn du leen ko tere ndax loolu yàgg na fi waaye kaddu yi muy àndal di doon ay kaddu ñàkk kóllëre kaddu ñàkk ngor yooyu mooy dem ba ëlëm sénégalais yi moo tax tey ji njàngat bi ma def ma ne tous les moyens sont bons fii ba 2019 fii ba élection yi gars yi daal dafa mel ne ngor ak ngar mi ak am lu ñuy bañ ak valeurs yi daan incarné yëpp dañ ko jël teg ko fële ku ci mel ne Souleymane Ndéné ay kàddoom ñëpp xam nañ ko ku fi transhumé da lay rey Abdoulaye Wade nii wala nee Pape Samba Mboup ba ci ñeneen am na ñoo xam ne sax Baye Fall Abdoulaye Wade la leen doon wooye wala ñu leen woo ay tur ndax xer gën wane woon ci Abdoulaye Wade mais tey jii bu leen déggee ñi dem ci wetu président Macky Sall war naa tiit mooy ki ñëw ci man di ma nettalil naan ma Vincent lii kooku est-ce que bu jógee ci man tamit du dem mu ne Macky Sall lii ñoo xam ne tey jii Abdoulaye Wade cër yi gën a rëy ci nguur jox na leen ko bu ñu mënee xas Abdoulaye Wade tey kon Macky Sall mi ñu dem fekk war naa tiit te nag ñooñu PDS dafa am raison ci ñoom ku ci mel ne Souleymane Ndéné Ndiaye bi ñu tabb Karim Wade ngir mu doon seen mbër moom dafa sampoon pour mun a nekk candidat wu PDS mais faluñu ko mais PDS am na raison ci ni lu tax wóoluwuñ ko woon ku ci mel ne Pape Samba Mboup ci ay doxalinam ci ñenn ñu doon wax naan tóob la ci biir PDS tey jii dafa mel ne PDS am na ci ndam ku ci mel ne Modou Diagne Fada dafa mel ne PDS am na ndam ci moom parce que bi ñuy xëccoo groupe parlementaire bi fii cool yi bari moo ko ay dem boo am ñu àndoon ak moom ci PDS di ko jàppale ni injustice la ba ca presse bi ñu bari ñu yóbbaale leen ci ni Fada li ñuy teg ci moom du dëgg mais PDS mi doon xeex ngir bañ Fada jiite groupe parlementaire tey am na raison ndaxte bu ñu ko dénkoon seen alal tey jii dina leen indi problème kon PDS lu tax ñu nangu woon ko xam nañ ko tey jii ñu dem ba egg ci niveau boo xam ne ñoom gëm naa ni du ay militants ni yóbbul président Macky Sall parce que élection yi fi weesu ñoom ñëpp peese nañu seen bopp ba ñu xam ñu toll mooy wane ni kon ci wàllu mbooloo li mën a apporter Macky Sall bariwul naam politique benn nit sax mun na la gañeloo mais fi ñu ko bëgg a fajee xam na ni mbooloo mënuñu di gariñ dara Macky Sall ci wàllu base politique ñu ne léegi nañ yortu lamir wu ñaaw lépp lu ñu xamal Abdoulaye Wade wala ñu xamal ko doomam xamal ko PDS rek ñu ne nañ ko wax mais Macky Sall moo war a tiit parce que korog damay déglu Abdou Aziz Mbaye ak Pape Alé Niang ci 2STV mu ne képp koo xam ne dafa jugee fi mu nekkoon ñëw indil la di la xasal fa mu nekkoon rek bu ëllëgee yow bu jugee ci yow war ngaa xalaat ni mun na doxalee noonu kon waa APR nañu tey ci ñi jugee feneen di leen xas yamul rek ci président sel yi ñu jëm ak ñi ci genn gars yi PDS transhumant yi doxalee mais tey jii da ngay dem ba gis ay nit ñoo xam ne tey jii da nga naan ñii fan la ñu nekkoon korog damay seetaan fi ñuy arena bi nekk Diamniadio pour basket bi ma gis benn taxawaay ku ci mel ne Saliou Fayda moom mu nekkoon syndicaliste nekk SAS jiite woon ko nekk syndicaliste bu engagé ci jamono Ablaye Wade tey jii ma gis ko mi xëccoog di jëbbu su micro nekk communicateur traditionnel bañul de bonul aussi mais pourquoi tey jii gars yi ngir mën a jege nguur dañuy sax wàcc seen ànd ngor gi ñu amoon ak ngarmi bi yi daan défendre yëpp dañ koy jël teg na leen je n'ai rien contre Saliou mais nguur jarul yenn yi
ba tax nga ni dinaa xarab lépp la ma baax la woon ci démb rek tey dinaa ko ñaawal ngir mën a am privilège yu pouvoir déedéet ñàkk ngor googu ñuy gis dafa dem ba egg ci wàllu parrainage nit ñi ñu ngi ciy wax lu gën la de pour léegi ñu mën a segg mais anam ju koy defee ak candidat déclaré yi nekk ci élection yi jëm est-ce que parrainage mun na possible Sénégal est-ce que li am ci signature mun nañ ko calculer est-ce que parrainage boobu dina jaar ci yoon te pourtant Mali mi ngi nii bulletin unique lañ demee am na yeneen dëkk yu ko demee mais comme li may wax rek ci xel gi mooy tous les moyens sont bons nguur gi pare na ngir jalgati constitution bi pare na ngir jalgati sart yu mu teg ci wàllu élection pare na ngir sax démocratie bu ñu amoon mu salfaañe ko pourquoi nguur jaral leen lii. pourquoi nguur jaral lii tey sama question loolu la pourquoi nguur jaral nit ki lépp lu mu jàppoon mu bàyyi ko Macky Sall mënoon 5 ans nguur jaral ko mun a 7 ans te pourtant dafa taxoon àdduna yëpp wax ko mu ne moom 5 ans lay def pourquoi mu ne 7 ans pourquoi nguur jaral leen lool je me pose souvent des questions ba tax lépp lu mu jàppoon ñu bàyyi ko da ngay xool justice bi nit koy doxalee waxuma Khalifa deful waxuma Karim deful mais gaawantu ak patamee bi ba dem ba CEDEAO génne ab mbir ñu jël la CEDEAO génne teg fële parce que yaakaar nañ ni ñii bu dee ni wàcc nañ ci géew bi ak moment bii nii ak élection yu jëm loolu mun na leen a dooleel ñu ne kon yoon bu laajee sax ñu instrumentaliser ko wala ñu jalgati ko wala ñu jaar ci leneen ngir mën ko def dañ koy def kàddu Cheikh Bamba Dièye mi ngi fi ëpp na mais pourquoi Cheikh Bamba Dièye mënoo ko wax dara parce que am na ñu wax comme moom te ñu ngi ci nguur gi kenn waxul lu wax daa baax de mais am na ñu wax lu pire ñu ngi ci nguur gi am na fi ay dossiers yu ko gën a tàng ñu ngi ci nguur gi mais kenn du ci wax ñooñu yor ay dossiers ci nguur gi pourquoi nguur gi du yëkkati daan teg seen kaw caw leen ngir ñu fay milliards yi ci réew mi ak li leen di ji ñu leeral ko parce que nguur gi dafa jàpp ni ñooñu am nañu base politique boo xam ne am na lu ñuy représenté loo xam ne tey ji bis boo leen jàppee élection jëm mun na leen a yàqal kon nguur rek moo leen ko jaral ba tax mënuñu ñoo jaar yoon pourquoi nguur jaral leen lii transhumance bu ñaaw bi ak doxalinu ñaaw bi sànq maa ngi wax ñoom Souleymane Ndéné ba ci ñoom Sada Ndiaye ñoom Farba ak kooku tey ji mënul lim du jeex ci ñoo xam ne li ñuy lekk tey ji dañ ko yàbbi woon démb mu mel ne kon valeur amatul mu mel ne tey ji rey sa moroom mu mel ne tey ji faagaagal tey ji ba ci biir parti socialiste nit def ñoom Khalifa Sall ñoom Bamba Fall boole leen ak yoon tey jii bu dee wax jëmee ci ñoom buñ sañoon ñu dee ci kaso bi mu mel ne mosu ñu partagé benn parti nguur rek moo leen ko jaral pourquoi nguur jaral lii suñuy kilifa ah pourtant tey jii ñoom seen xeex yépp moo waroon doon nan lay def ba jox sénégalais yi ndox nan lay def ba jox sénégalais yi courant nan lay def ba jàppale sénégalais yi dee ci bitim réew ñu xool ban anam lay deewee ak nan la leen di jàppale nan lay def ba jox ndaw ñi xëy ah DER baax na délégation à l'entrepreneuriat rapide man yooyu du ma ko bonal infrastructure yi ñuy def ca Diamniadio arène nationale parce que ay sénégalais rek lañ koy jox kon baax na man yooyu du ma ko dénigrer yooyu du ma ci lii mais tey jii mais politique bi ñu jiital ci lépp moo tax mu ñaaw. dafa am benn kilifa bu doon wax naan homme politique tey rek lay bàyyi xel tey rek maanaam li muy am tey rek lay xalaat mais du xalaat génération alors que un homme d'état génération yi ëllëg lay xaar te ñun pour l'instant boo xoolee ni ñuy doxee ñun ay homme d'état ñu xaw a manqué mun naa wax ni sax ay duñ ay homme politique jam ci mais c'est des hommes de détail ndax des fois ñu dugg ci yoo xam ne sax gënul ci ñoom. li lay wan ni nguur da leen ko jaral da ngay xool ñi nekk ci opposition tey jii des fois président Macky Sall tooña leen ko mooy seen wax ci ak seen coow li yépp mooy nguur gi ñu ñàkk ak privilège yi ñu amoon moo tax tey jii ñu yëkkat seen kàddu yi di wax moo tax ñoom tamit opposition tous les moyens sont bons pour ñu jotaat ci nguur yenn saa yi sax ñu bàyyi fi yittee askan wi ak solay askan wi nekk seen bopp ndax bu heure bu leen déggee ci élection la ñu jëm heure bu leen déggoo ci mbiri falu ci heure boo leen déggee ci mbiri folleeku mais li jëm ci wàllu valeur li jëm ci wàllu dundunu askan wi li ci wax bariwul peut-être que mun nañu jàpp ni seen marché bi mujj ci banlieue bi jël nañu li jëm ci wàllu social dundunu askan wi ñëw teg ko parce que xam na ni kurpañ fu mu jot lay dal te foofu moo lan war a dóor jëm ci wàllu xëy ci wàllu njàng ci wàllu santé yaa ngi di seemi bor yu mu jural hôpitaux yi lépp ci
ci wàllu politique léegi boo dajalee tey opposition bi idéologie amatul ci politique ndaxte boo xoolee ci kaw ñu wax parti socialiste ak libéraux yi ñi ngi ci kaw nga xool tey ci opposition bi ñëpp ñi ngi ci libéraux yi socialistes yi communistes yi ñoom ñëpp tey ñi ngi ci ñëw ngir mën a jot ci nguur kon tey jii mun na wax ni suñu kilifa que ce soit opposition au pouvoir ñoom ñëpp tey li ñuy ut mooy nguur mais néew na ñi ciy dox ngir intérêt askan wi wala solaay askan wi koo ci dégg mu naan askan wi rek dafa jekkoogul waaye ku ci jekk wan askan wi ginnaaw te il est temps ñu jox loxo askan wi amul doole il est temps ñu jox askan woo xam ne tey jii bi ñu jaaxlee opposition bi mu jaaxlee dafa wàcc woo askan wi ci mbedd mi kon ëllëg bu ñu faloo bu ñu fàtte askan wi nguur gi tamit bi ñu demee Pikine mu échec ci arène nationale pour ñu mobiliser de bi ñuy dem Diamniadio du ñu mobiliser kon xam na ni mbooloo lañ soxla kon mbooloo boobu ñoom bu nekkee ci jafe-jafe soxla ko bi seen affaire baaxee nañ gëstu mbooloo boobu mais tous les moyens sont bons da ngay gis ay anciens directeurs u douane anciens directeurs u CENTIF nga gis ay anciens journalistes ay anciens lii ñoom ñëpp ñu bëgg a falu tey ji ñaata candidat déclaré ñoo fi ne ñaata candidat déclaré ngir mën a doon candidat ci ay élection tey ji laaj wala ci réew mi ne am na nit ku fa génnee bëgg a nekk président de la république mbir mi kon sëb la ko bënn ma ngi ci biir lan moo waral suñu gaañ ñi di daw jëmee ci nguur loolu nag mooy waral wolof njaay naan ku ne nguur neexul da nga caa bokkul rek mbokk yi kon ñu ñaanale leen jàmm ba beneen yoon incha allah seen site la teranga.info ak la teranga TV YouTube ci xalaatu buñ xataab beneen incha allah